tëj nañ ko ñun ñëpp ñoo ko doon sàkku ñu tëj ko waaye ni ñu ko doon sàkkoo aussi noonu la ñëpp xamee ni tamit dina am li nga xamante ni mooy ay retombées yu négatives laa ko mën a tuddee ci suñu économie. tout à fait Fatou Ka comme li nga wax rek mu doon la nga xamante ne mun nañ ne presse sénégalaise joué na ci rôle bu extraordinaire parce que dès le début ñu ngi commencé di wax di def ay reportage ci loolu demander population bi maanaam ñëpp doon encourager gouvernement du Sénégal pour mu jël yenn mesures yi rek coronavirus bi bañ a propager fii ci ñun réew. ci loolu nag ñu gis ne gouvernement du Sénégal daal di tëj frontières yi mooy aérienne ak lii di maritime waaye nag loolee dana impacter aussi koom-koom gi ndaxte ñëpp xam nañ ne jamono ji activité yëpp nekk au ralenti waaye laataa ñu xuus ci waxtaan bi rek su fekkee ne élément bi yemb na rek nañ ko suivre mooy benn dossier ñi nga xamante ne ñu ngi doon waxtaanee ci lépp lu aajo wàllu impact ba nga xamante ne moom la coronavirus bi war a def ci koomu réew mi su fekkee ne yemb na Charles René Fall mun nañ ko suivre. croissance mondiale bi dana deltu ginnaaw te lenn waralu ko lu dul jàngoro bi ñu duppee pandémie du coronavirus li mel nag dana jur ay gàllankoor ci bërëbu liggéeykaay yi rawatina gannaaw bu ñu tëjee frontière jaww ji ak lii di géej gi naka noonu sax Sénégal agence voyage yi ñu ngi jànkonteel ay jafe-jafe. am na impact parce que impact bi njëkk avant aj gi mooy umra bi parce que umra moom comme arrêté nañ ko te am na ñi nga xamante ne nii déjà. fayoon nañu seen i hôtel ak seen i billets ak seen yu bari engendré nañu ay charges yoo xamante ne nii tey ñi ngi war a jàkkaarloog charges yooyu loolu moom difficulté la parce que bu fekkente ne ni pèlerin bi daf la joxoon xaalisam yow xaalis boobu moomoo lépp donc da nga war a jël l'essentiel de l'argent sauf ce bénéfice peut-être mais l'essentiel de l'argent da nga koy dépenser waat. ñi nga xamante ne ni avancé nañu ba pare mais fan la ñu jëlawaat immédiatement xaalis pour rembourser seeni pèlerins dafay nekk problème. am na ñi nga xamante ne ni ñoom dañuy dem leb banque du ñu xaar pèlerin bi di ñëw bu ñu demee leb banque def ci seen charge léegi lii dikk boo jëlee kaawu umra bi nga xam ne maintenant c'est sûr que kenn organisé wul umra yow banque ngay amal problème yow peut-être xaalisu pèlerin bi laaloo ko woon la wala laaloo si lépp di nga mën a delloo ñu bari mais nag léegi mu des yaak banque. parce que loo ko remboursé amu fi parce que bu dee umra moom c'est fini organisé wuñ ko. dès l'instant où li fi daan ñëw ci vol ñëwatul mais il faut que nit ñi xalaat ne jàppal ne li fi daan ñëw ci marchandise tamit du ñëw. gannaaw agence voyage yi lépp lu aajo wàllu jëndax jaay fii ci mim réew bi leen biir laale na leen ca marché Sandaga jaaykat yi di ci addu. ñu ngi koy sentir bu baax ñun jaaykat yi ndax feebar bi am Siin empêché nañ ñi jaaykat yi bu baax a baax ndax bu fekkee ba ngaa dégg-dégg. matériels yi ñuy jaay yëpp ñun duñ wax 100% waaye 90% yi ñun ñu yëngu ci wàllu dàll ak jiin ak saak Siin lay jigee. te ñun ñii fa la ñuy jënd jee bagage donc ñoom bu ñu amee feebar ñun c'est parce que war nañ leen ñaanal pour ñu am jàmm parce que metti na ci ñun torop duma la nëbb metti na ci commerçant yëpp ku wax ak ku waxul. Covid-19 dana naxasal projet plan Sénégal émergent ñi gën ko xam ci tuuru PSE bu ñu sukkandikoo ci professeur Thierno Thioune te xam-xama màcc loolu ci lépp lu ñeel wàllu koom. virus bi que mu yem fii que mu wéy dina wàññi croissance ci monde bi te ñun dañoo nekkoon ci dynamique de croissance ñun Sénégal depuis quelques années avec PSE boo xam ne mu ngi ñu doon may 6%. donc ñu ngi doon xaar 7% góob ñu atteindre ko. Thierno Thioune di ci yokk. pays yu mel ni pays africains yi nga xam ni lu ci ëpp ci seen i jumtukaay ak li ñuy jëfandikoo ci seen dundin ak seen i ressources Chine lañ koy jaay pour wàllu ressources matières premières yi mu doon ay ressources yoo xam dañ koy utiliser pour seen développement ñaareel bi aussi mooy produit yu si gën a bëri lu naan produit manufacturier aussi dañ koy dem jëli ji vraiment lu mel ni Europe day am nag gàllankoor gu mag ci pays africains yi donc ressources yeen doon jaay Chine ak Europe dootuñ ko mën a jaay donc comme dootul dugg ci dëkk bi ñaareel bi mooy produit yeen fa daan jëlee mënatuñ ko jëlee ndax tëj nañ seen i frontières ñaareel bi mooy liñ naan emploi parce que bu université yi tëjee école yi tëjee mu yem feeg mu ñàkk fi yem ay perte la aussi ci wàllu woowu ñetteel bi mooy wàllu
wàllu aussi inflation ndax boo amatul produit yi fi nekk njëg yi dina yokk te bu njëg yi yokkee day wàññi pouvoir consommateur yi. jëm si wàllu tourisme tey tëj nañ yenn vol yi arrêté yenn bateau yi daan ñëw fii nga xam moo daan indi ceeb. tourisme day contribuer si croissance PIB à hauteur de 7% lu am solo la boo xoolee si ginnaaw pêche ak agriculture moom mooy liy indi alal ci réew mi. donc dina wàññi non seulement activité économique yi mais aussi day wàññi recette douanière yi ndax recette douanière moom ak wàllu impôt loolu la Sénégal am su lu ëpp ci budget bi muy donc dina wàññi budget bi wàññi recettes yi te loolu baaxul ci économie bi. gannaaw bu ñu gisee ni rek ni jàngoro bi ñu duppee coronavirus mi ngi lëmbee àddina wëggal këpp li mel wax na tax ba nguuru Sénégal daal di indi ay coppite ci lépp lu aajo wàllub politique ba nga xamante ne moom lay doxalee ci lépp lu aajo wàllub koom-koom gi. jot na nag ñun suñu réew maanaam waxtaan état bi itam jàppale suñu ndawi réew mi ñu génne seen xam-xam defar ay dàll ak i saak ak produit yu bari yoo xam ne dootuñ ko jéegaani fenn. maintenant nag mënul nekk rek lu bon man jàpp naa ne opportunité la aussi tey aussi pour Afrique waaye loolu nag rôle bi ci gën a mag nag état yi ñoo ko war a def état moo war a nag léegi nag développer lu ñu naan patriotisme économique développer lu ñu naan consommer local vraiment ñaax nit ñi ci vraiment ñu développer lu ñu naan économie locale ba tax na donc boo koy jàngat. croissance mondiale nag xayma di wone rek ni atum 2020 bi wax na àgg ba 2,9% waaye bi la jàngoro maanaam coronavirus dana tax ba chiffre bi daal di wàcc deltu ginnaaw ba 2,4%. naka la ñu sax réew ya nga xamante ne dañoo mel ni Sénégal wax nañ jël seen matuwaay yu dëgër ngir rek coronavirus bi bañ a indi ay gàllankoor yu tar ci seen koom-koom gi. voilà mu ngi noonu maamu mu nekk kàddu yi nga xamante ne askan bi ak yenn ci ay experts en économie yëkkati nañ ko jëmale ko ci situation bi am actuellement waaye moom suñu expert bi wax léegi fi mu daanalee fu am solo la xam naa peut-être ci biir waxtaan bi dinañ ci ñëw muy li nga xamante ne mooy wàllum consommer local parce que amaana problème dina am mais problème yi doon na gën a xaw a tane sax bu fekkoonte ne nii ñun fullaat nañ li nga xamante ne mooy consommer local. li nga wax looloo am sax Fatou Ka comme fi mu ko jeexale rek mu am point bu am solo ndaxte dañoo gis ne lu ci gën a bëri fii ci Sénégal fulaluñu la nga xamante ne moom mooy consommation locale ndaxte boo gisee lu ëpp ci suñu produit ya nga xamante ne moom la ñuy consommer fii bitim réew lay jógee mooy France la Italie Thaïlande Chine kon mu doon la nga xamante ne jot na peut-être gouvernement du Sénégal gën ci xool li muy def mais xam naa daataa loolu boobu xam naa ci jeexitalu kii bi lay doon incha allah waxtaan bi ñu gis ne rek réewu Sénégal jamono ji activité ñoo ngi au ralenti maa ngi ko doon wax boobu ak léegi parce que entreprise yi bi ñu nekkee au ralenti rek day feeñ ci koom-koom gi comme li ñu doon wax rek ñu gis ne jamono ji ak fermeture frontières aériennes et maritimes agence de voyage yi jamono ji dañoo taxaw liggéeyuñu bu ñu jëlee exemple la nga xamante ne moom mooy agence de voyage yi ñi di yëngu ngir dem ay umra hajj jamono ji ñu ngi ne day am wala du am dañ ko suspendre maanaam xamaguñ ndax day am wala du am dañuy ñaan yàlla rek mu am ndaxte feebar bu wëyee rek tam ni arrêté ko wala soit dañuy tëj seen frontières yi yenn ci ay réew duñ fa dugg lu ci Sénégal dana ci bokk su boobaa ndaxte ñoom aussi faaw ñu protéger seen population buñ gisee loolu nag ñu gis ni actuellement agence de voyage yi par exemple ñi doon organiser ay affaire umra mujjëw am dañ ko arrêté kon képp ka nga xamante ne client nga am nga droit demander ñu delloo la sa billet delloo la sa xaalis ci jamono jooje devoir la entreprise bi delloo la sa xaalis maanaam agence de voyage bi te loolu pertement lay doon ci agence de voyage boobee waaye tamit dana métti loolu ngir mu mën a fay parce que am na ci ay agence de voyage ñoom prêt bancaire la ñuy def dem bitim réew maanaam da dem par exemple Arabie Saoudite wala sax Maroc ça dépend ak fu mënta nekk dem uti ay logement wala ay hôtel xam nga préparé lépp pour rek bu ñu amee client daal di ko yóbbu léegi su boobaa yow bu su fekkee ne client bi war nga ko delloo xaalisam waaye tamit prêt bancaire ba nga xamante ne ba mu nga jot a def est-ce que di nga mën a fay banque bi ci ni mu gën a gaawee dana xaw a métti lool ci ñoom waaye tamit danañ fa nemmeeku lii di chômage technique ndaxte liggéey bu amut rek chômage technique mooy am ay milliers de pères de famille ya nga xamante ne say su ne dañuy xëy dem liggéey daan seen doole ak coronavirus bi lépp a bloqué kon yëmut dëkk tugal li rek mais fii Sénégal aussi ñu ngi koy sentir bu baax a baax kon mun na am rek mu am dañuy ñaan yàlla feebar bi bañ a law waaye ñu gis ne aussi la nga xamante ne moom mooy Covid 19 bi jamono ji dana bloqué lii di plan Sénégal émergent PSE waaye tamit ak PAP ba nga xamante ne dañ ko daal di tàmbale deuxième phase bi te PSE gouvernement du Sénégal lu mu fas yéene am rek moo di ne ci atum
ci jeexitalu atum 2020 bi ñu mën rek atteindre croissance 7% mais ak la nga xamante ni moom moo am jamono ji duñ mën a atteindre 7% boobu ndaxte bu ma sukkandikoo ci économiste ya nga xamante ne ñoom laa jot a waxtaanal dañoo ne 7% boobu c'est impossible mënatuñu ko am maanaam kon foofee gouvernement du Sénégal politique am dana fa xaw a tàggatem bi kon ñu gis ne Covid 19 bi actuellement mi ngi impacté bu baax a baax réewu ko Sénégal waaye tamit ñu gis ne infrastructure yaa nga xamante ne ñu gis ne PSE moom dafa bëgg ay affaire infrastructure xam nga publique tout ça kon dana bloqué parce que ñun ñu ñuy jàppale ñoom it jamono ji ñu ngi ci ay problème te Sénégal boole ci am nañ ay dette publique ba nga xamante ne xay may wane na ni ëpp na 7 milliards de francs 7000 milliards de francs CFA autant pour moi waaye bu ñu fa jógee tamit am na lii di dette ba nga xamante ne fii gouvernement du Sénégal amal na ko jëmale ko entreprise nationale yi te loolu tamit mi ngi ci 200 milliards de francs CFA kon dana métti loolu gouvernement du Sénégal jamono ji mu mën a jàppale société bi ni nga xamante ne ñu ngi dund ci ab jafe-jafe bu taax donte sax gis nañu récemment entreprise nationale privée ñoom it daan nañ génne xaalis bu takku ngir rek mën a xeex ci Covid 19 bi mais est-ce que bu ñu fa xasee ba génn mun nañ leen fay seen bor kon dana métti kon ñu gis ne jamono ji lépp tàggateen bi waaye tamit bokk na ci la nga xamante ne comme li ñu doon wax sànq Sénégal lu ci gën a bëri suñu produit dañ koy importer day jógee ay Thaïlande Chine France Italie te ñooñu tamit jamono ji ñu ngi jànkonteel ay jafe-jafe yu tax mu doon la nga xamante ne gouvernement du Sénégal xam naa dina tax ñoom ñu xam la nga xamante ne moom dañuy def ci lépp lu aajo wàllub consommation locale waaye tamit ñu gis ne lii di port mi nga xamante ne dafa bokk mun nañ ne sax moom mooy poumon économique fii ci mim réew ndaxte la nga xamante ne moom lay dugal ci kii bi budget national mi ngi tolloog 25% 30% autant pour moi 30% moom lay dugal ci budget national waaye tamit 95% moom lay dugal ci budget des recettes douanières kon tey port aussi actuellement mi ngi au ralenti waaye tamit nee nañ sax ñoom acteurs yi ñu ngi xayma ni danañ perte 25% des recettes te loolee bu amee rek gouvernement du Sénégal moom it fiscalité bi dana wàcc te ñëpp xam nañ ne suñu Sénégal day jànkonteel ay jafe-jafe lii di crise financière mi ngi fii lii di dette publique comme ni ma ko doon wax sànq mi ngi fii kon actuellement port liggéeyam bu taxawee rek Sénégal aussi dana jànkonteel ay jafe-jafe yu métti ngir rek mun a subvenir la nga xamante ne moom mooy satisfaire population bi ak la nga xamante ne moom mooy entreprise yi su fekkee ne am ngeen la nga xamante ne mu ngeen ci yokk rek laataa yi gën a xuus ci mbir mi waaw. lu may wax ok man daal dafa am lu ma la bëgg a rectifier wala man dama ci dem plan Sénégal PSE, émergent waaw. Sénégal ça n'existe pas slogan kese la bu mooy ngeen ñu topp di wax ay waxu tappale yooyu bu leen topp ci tappale wu gouvernement bi ba pare après ngeen bëgg cee dugg plan PSE plan Sénégal émergent dara émergé wu fi dara émergé wu waaw cin bu kii cin bu waree neex bu baree xeeñ dangeen fi gis lu fi baax wax ma rek damay laaj jar rek dangeen gis lu fi baax kon nag voilà plan Sénégal émergent ça n'existe pas slogan kese la man gisuma lu fi émergé Macky Sall mii di kii slogan boobu xam na ne dara émergé wu fi lii waxu tappale kese la beneen affaire mooy que c'est vrai gis nga coronavirus bi gis nga sunu économie dafa dépendre lool ci dem ak dikk bi booy seet économie Sénégal ci loolu la dépendre mënoo ci dara kon nag par force ñu yëg ko te gis nga fu mu nekk nii affaire baa ngi dem nañu ñaan yàlla affaire bi bañ a continuer parce que bu continuer bu waa na ngeen di xam ne que économie wu Sénégal mu ngi dépendre ci dem ak dikk bi fii affaire bi commencé yéen depuis combien d'années foofu mais attends même France dama lay wax benn affaire ci France économiste yëpp jàpp nañ ne xoolal France ci affaire kii rek coronavirus bi masque yi Chine lañ koy defaree lii Chine lañ koy defaree lii dugg yëpp lépp loo xam ne pour médecine française la déglu ba de médecine européenne médecine yu kii lépp matériel bi yëpp ñu ngi koy defaree Chine tu as vu kon y a un problème
kon nag dem ak dikk bi dem ñooy ñi nga tëj sa frontière ñeneen ñi tëj déjà Gambie nee na tëj na Mauritanie tëj na nangam tëj na yow Mali bii ngay xam ne Mali bii yow sa économie dépend na ci Mali bul fàtte ne que Mali am na yu bëri yoo xam ne ñu ngi koy jëlee Mali mu ngi ñëw fii yow sa ciment bi say ay ciment bi yëpp mu ngay dem Mali foofu lay dem gaa yi jaay ko fa dama ne la dem ak dëkk bi dafa indi ak ngam problème kon nag par force dinañ ko yëg à condition lii ñu dem ba toog lii bañ a def bu defee 3 semaines bu waa na ngay xam dëgg yow di nga toog sa kër yow sa bopp di nga ko sentir parce que lu ci bare import lépp de dañuy yóbbu di indi yóbbu de loolu nag économie monde bi yëpp moom mooy demee noonu lépp a bloqué wu parce que gars yi dematuñu ñëwatuñu États-Unis tëj na ñëpp tëj nañu léegi wala léegi nooy def. waaw man sànq sax bi Mamour di wax sax ci affaire infrastructure yooyu noonu. maa ngi ne woon bu paree dinaa ci interpeller Khoudous parce que xam nga comme ni PSE bi coach di bañ a dégg rek ñoom dañoo jël seen lépp centraliser ko ci li nga xamante ni mooy wàllum infrastructure instant yii nii travaux yooyu est-ce que jotul ñu stand by ko jéem a lijjanti li nga xamante ni mooy économie bi en tant que tel parce que gis naa keroog ministre de l'économie su ma jumul xaw ma ministre du commerce di jéem a dalal xel di wax que am nañ stock bu suffisant boo xamante mën nañ see dem 3 mois yi ci kanam yooyu noonu c'est vrai que peut-être discours dalal xel la mais est-ce que réellement loolu am nañ ko fii nii. déjà que moom lu mooy wax ak son directeur de commerce lu mooy wax bokkul ñu jéem a dalal xelu Sénégalais yi ci ab discours boo xamante ne sax bokkul ay destination ci li nga wax ci infrastructure yi loolu du question jot na c'est une obligation pour l'État du Sénégal. déjà que ñun suñu financement bi mooy loolu c'est pas ci suñu kees yi lañ koy jëlee li ci ak gën a am solo mooy comme léegi ñun suñu chantier dañ koy jël jox ko chinois yi ngir yàlla ak yenente bi waxal chinois yi nañu andi seen méthode au moins bu ñu aar au moins ñu appliquer la méthode chinoise kenn ku ne comme fii dinañ ko ñëw ci beneen kii bi ñu jàppaleñ ci méthode bi nga xamante ne moom la ñu utiliser foofu pour que au moins ñun ñu gaaw a xam kan moo am virus kan moo ko amul boobu kii la dellu ci li nga xamante ne fi nga xamante ne bon ànduma ak maamu mooy su ne agence yi danañu sonn pour rembourser personnel bi xam nga économiste yi agence yi nga xamante ne xam nañu ko am na fii ay entreprises yoo xam ne chaque année dañuy def déclaration de bénéfice à coût de milliards sur le dos du Sénégalais lambda kenn du ci wax ay bénéfices yoo xamante ne c'est incontrôlable kenn du ci wax tey ñoom bu ñu amee difficulté loolu dafa bokk ci ay fondement entreprise préalable fonds de roulement genre yooyu ñoom ñoo xam nañuy def mais nañu rembourser ngir yàlla ak yenente bi Sénégalais boobu nga xam ne sax pour dem aji Makka foog mu joxe 2 millions ak li ci teg c'est un problème dans ce pays là bu ñu jéem a xool centraliser ko ci ñoom parce que peut-être ñoom ñoo am la voie autorisée ñu fàtte le Sénégalais lambda boo xam ne dafay débrouiller pour am dara pour di joxe ñoom dañuy def bénéfice kenn du ci wax dara ñu naan waaw félicitations entreprise bi liggéey na mais attends comme d'abord ma ñëw ci xukki coach PSE la wax plan Sénégal émergent parce que actuellement dañu doon ne Sénégal pays en voie de développement xam nga Sénégal ñu ngi jéem a développé léegi ñu ngi ne aussi Sénégal très émergent maanaam àddina mooy dox même donte sax dañuy contre gouvernement du Sénégal mais aussi dañuy wax la nga xamante ne moom moo am parce que gars yi bu ñu defee seen étude ba pare génnee seen classement par la force fa ñu sukkandikoo ci ñooñu parce que économistes yëpp dañu ci ànd ñu ne croissance sénégalaise bi lu ñu bébét rek mooy ñu am 7% laata jeexitalu plan Sénégal émergent bon ñoom ñoo ko c'est vrai que ñu mënuñu ko teggi alors maamu waxtu bi daf ñoo dab Charles mu ngi may def signe que waxtu bi génn waxtu bi moo ngi dab maamu malheureusement nañu yow man lu ma wax may ma tuuti rek parce que non damay bañ waaye ni métti na kat man lu ma waaw oui ma Fatou Ka s'il te plaît rapidement une minute moo nga ñëw ci loolu bàyyi ko mu daaneel foofu rapidement bu ma téléspectateur aussi duñu am dara lu leer yaa ngi comprendre man lu ma wax leerul
uy ma dañ ne 7% moom lañ bëgg a am ci lekk jeexitalu atum 2020 loolu lañ mais loolu lañ déclaration chiffre bi c'est 7,2% xaw waa Khoudous may ma tuuti rek s'il te plaît non précision la rek dañ ko bàyyi mu daaneel foofu temps bi daf